salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan fi à travers Yoff Mbollo TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax si seen ànd ak seen télévision locale comme niñ ko doon defee saa su ne rek bu ngeen ñu gisee fi ñu taxaw ak suñu star bi ñu taxaw ngeen xam ne am na loo xamante ne nii ñëpp a ngi koy waajal mu nekk final nawetaan bu woon zone 6 fii nii ci Yoff ci diggante ki nga xamante ne mooy ASC Daago Daan ñu koy wax njere xamuñu nag ndax tongoor lay dajal wala ndenaat parce que ñoom ñaar ñëpp yàlla dafa def ñu dugal réserve kii ne moom mooy final kii ne moom mooy final ma taxaw ak àll xëy na bu ñu duggee ci biir dëkk bi dugg fi nga xamante ne mooy Daago Daan dugg ndenaat dugg tongoor lépp loo xamante ne ni am na ci rek dinañ leen ko wax ta mu leer parce que ndenaat a ngi jubilé tongoor a ngi jubilé donc àll maa ngi lay nuyu. mais maa ngi lay fay di kontaan di am mbégte di leen remercier yéen waa Yoff Mbollo parce que franchement lu yàqu ngeen defar ko lu dëng ngeen defar ko Yoff Mbollo mention spéciale di leen ñaan yàlla def jàmm quoi Yoff c'est nous dans nous. àll zone 6 fas yéene def seen final entre ñaari équipe yi sax du ma ko tudd ñi nga xamante ne ñoom ñooy daje parce que kenn xamagul instant bi mu nekk le 25 décembre tey jii lan ngay wax ci loolu. non li ma si wax mooy Yoff la ñoo ko bokk ñun ñëpp quoi tongoor a ngi bàkku ndiyaata ngi bàkku njëre moom taxaw na gauche parce que dafa na li mu dafa bu loolu weesoo man damay lancer un message en tant que porteur de voix Yoff ñun ñëpp ñoo bokk ndey bàyyi te lii benn porte la boo xam te day jeex tranquille am na woon te lu ko gën parce que suñu RS bi jàpp sama ko man sama xalaat ba damay wax paa yi ngir yàlla ji ma bu dee defee nii en tant que bu ñu arrêté ko mu jeex tak balaa dara di si am man loolu laay wax quoi franchement. mais instant bi nii est ce que xalaatoo ci ren bii parce que ñii ñu ngi naan sax boo demee final du am est ce que xalaatoo ne dañu war a arrêté diggante li nga xamante ne mooy tongoor ak ndenaat ban solution nga yaakaar ne bu ñu ko si defee jàmm dina am ba nit ñi newetaan bu jotatee ñu newetaan ko si jàmm. li may wax mooy fekkee ne dinaa dafa xaacu tongoor xaacu na kilifa yi jóg na fi arrêté parce que dëkk bi paa yi ñoo ko moom du booy yi du xale yu ndaw yi paa yi ñoom dëkk bi te ndëkk ñoom ñu ngi si am information il faut ñu wax ko caaxaan rek bu jeexee nañ ko wax quoi newetaan yi newetaan la rek day jàll mu jeex tak quoi ku si gaañu yaay perte ku si dee yaay perte ku si amee xoo yaay perte ndinaat am na fa am na waa tongoor am na fay jabar tongoor waa ndaan am na fay jabar daagu daan noonu lu ko fa jar paa yi laay wax jël leen seen décision ferme fekkee dafa naram coow ñu annulé lépp waa zone bi da ngeen toogi gauche parce que man li ma wax du ma si nëbb du ma xam parce que lii day indi ak saytaane indi yoo xamante ne franchement no affaire du amul raay parce que waa naa démb fi ñu jaar fii ful boo xamante ne pare nañ waa tongoor pare nañ te ay xiiroo ngaañ te lu ko fa jar kii ngi say tongoor kii ngi say ndinaat kii ngi daagu paa yi laay wax Yoff Mbollo nag li ngeen def tey franchement lii la leen ñu xaas télé lii problème am ngeen jóg dem pour pas yi déggoo affaire bi man sama xalaat bëggat mosu ñoon nag gars yi arrêté nawetaane parce que lii bu continuer scandale bu garaaw dina fi am te ndëg boobaa pas yi yéen a ko gàddu loolu dama leen ko ngëm dégg quoi. d'accord merci beaucoup. ok kumba njagaa yi balla misi jeere yoo fi géej fi ngeen juddoo fi ngeen màggee fi ngeen fekk baaxooy am na la moonta jaru ko fi suñu maam moo ne Seydina Limaamu Laay aji boo daaya laay na rafet Yoff moom la ñu bàkkoo gars yi bu loolu weesoo mention spéciale pour waa Yoff non tanza parce que problème bari zaare argaste Yoff Mbollo ca kaw ca kanam. frère nuyu naa la. ñu lay fay sonal. tur bi naka la. Mamadou Ndir Ndiaye. Mamadou Ndir lan ngeen di waajal nii. suñu final bi la ñuy waajee. final contre. contre Tongoor. non safura njëre. lan moo tax contre njëre te waa Tongoor tamit nee nañ carrément ñoom ñooy final lii naka la demee nii moo ñu tax a tey jii dugg ci biir dëkk bi ñu ñëw fekk leen ngeen di pentu ñun pour ñoon sax seen cadet ngeen di préparé. non même pas ça pas cadet suñu junior bi la ñuy préparé nii quoi parce que waaw fan moom waaw dama jàpp ne quoi ay prési ay njiit quoi te maanaam l'essentiel ñun moom ay taalibe rek dañuy dégg ndigal daal bàyyi tere te suñu président ba taxee xam nga digal ñu netabaay dëkk bi peinture dund amour daal dund yaakaar duñ def lu appliqué loolu rek benn yi quoi. mu am benn papier boo xamante ne génn na ba waa Tongoor tamit jàpp nañ ne ñoom dañoo fas yéene final seen final ñoom contre nee nañ tam dara du leen si dindi yéen tamit ngeen di ñëw te ñoom tamit ñoo leen gagné. ah mais xam nga rek tey dama jàpp ni quoi ni naat contre Yoff la xam nga tey ni mu demee nii ñëpp umpul kenn non en kenn d'accord umpul kenn fii nii tey maanaam ni président moom ni mu waxee suñu ñun ak li mu def suñu bopp atte bi doonul atte boo xam te atte bu valable la jaarul yoon daal atte farfor loolu daal ni mu ñu wax moom te ñun moom waa lu leen jàpp daal noonu la demee. waaw baax na dina leer. ah parce que voilà ñu ngi si kawam de waaw confiance totale gañ affaire yi naan moom yaa ma gën a xam rek noonu la demee rek waaw ok merci. rek dinañ xool. waaw su ma gaa yaa ngi bégee rek tout chaque instant nag. waaw nuyu naa la. maa lay fay bu baax. loo ngeen di waajal. dañuy préparé suñu final bi le 27. mais lii ni ngeen def nii fit la wala da ngeen ñëw pour nangu yëfu jaam. non ju fit sax ñu xam ne ñooy final. fan ngeen ko teg. fu wóor. wóor ndax suñu si lu mu àtte ji yoon boo xoolee dañu bañ. waaye ñoom tamit en général yéen daloon na leen fi ñu jox leen ko bii mu dalaa leen yéen ñoom ñu gagné leen ñoom tam ñu yor seen ay papiers yu leer loolu tamit yéen fan ngeen teg ne da ngeen di. ñooy final ñoom suñu soo kenn valable si kenn du kenn si valable. mais est-ce que tam du ngeen nangu toog noppalu rek. non non ni mu toogee
bu ñu toogee jeune si day sonn ñun suñu bàyyee jeune si day sonn donc ñun ñoo koy jox xaalis. mais bu ngeen demee ba dernier moment mu leer na carrément ñi la ñooy final yéen lan mooy doon seen réaction. ñu dem yóbbu suñu këree rek bu ma si jeexee ñu ñibbi si waat bàyyi leen fa ñoom loolu mooy wax. merci beaucoup. waaw. mu mel ni dama fi fekk tey jii sama yaay booy yaay nuyu naa la. fay naa la sama nene. yaay booy ngeen dëkk fii si Ndenaat ngeen ne da ngeen fas yéenee finalu tongoor ne moom mooy finalu loolu naka la demee yaay. kii maa nee na doy na waar moom jaaxal na ko nit ah waaye ñun dañ bëgg a final ndax ñoom moom final. waaye bëgg final ak moom final est-ce que benn la. les rouges lañu wax te moo xew si jamono. waaw mais yaay xam nga dañ ne dafa am benn papier bu génn boo xamante ne waa tongoor ñoom tam am na fu dëgër fu ñu jàpp ne carrément ñoom ñooy. booy coow la rek yooyu ay coow rek la ay coow rek la ah ñun de moom lañ bëgg ci kattanu borom bi. yaay nag dafa mel ni yéen a tamit moom Yoff tamit. les rouges gaynde gi ci Yoff ñi ay Sénégal ñu sopp na lañu bu geramee kenn du xàmmee kenn dégg ndigal rek wooyee waaw rek bennoo rek jëm stade sama nene yal nañu yàlla may ndam jaajëf jaajëf nene. maa ngi lay fay. yéen waa Ndenaat nee ngeen da ngeen di waajal seen final tongoor ne dañuy waajal seen final yéen naka ngeen di waajalee seen bos. waaw comme ni nga ko daan waajale rek di nuyu ñëpp waa Ndenaat ñëpp di nuyu waa Yoff Mbollo TV aussi di nuyu sama xarit bu baax di wax rek ne nu ngi waajal comme d'habitude ni ñu ko daan waajalee noonu lañ koy waajalee. mais tonton fan ngeen teg ne da ngeen di final. waaw xam nga football dafa am ay règlement yu ci am. donc règlement yooyu noonu ñun moom la ñuy topp mooy que ne nit da nga war a mën a valable ci lépp ci ay këyit ci lépp donc ñun ci ay këyit la ñuy sukkandiku loolu moo tax ne dañuy final. mais tamit tout le temps dañuy wax ne à chaque fois tamit saa bu ñu leen dooree il faut ngeen jéem a ut prétexte soit ngeen sukkandiku si ay këyit tongoor tamit ñoom tam ñu ne dañoo sukkandiku si ay këyit ba am na benn papier bu jot a génn boo xam ne ñoom ñoo ko jot a moom. waaw loolu man il paraît que li ma jot a dégg mooy que ne ñoom jeune 6 moom moo génne papier boobu noonu donc ñun nag ñu ngi xaar papier bi nga xamante moo war a jóge ODCAV donc ki nga xamante moom moo ko affaire zone 6 donc moom bu génnee décision bi mu génn nu ànd ci loolu bu fekkee ñun noo am ndam alhamdulilah bu fekkente ni ñoom noo am ndam ñu xam ne peut-être loolu la yàlla dogal daal. yàlla baax. waaw yàlla baax na. merci tonton merci beaucoup. nuyu naa la. fay naa la. noo tudd. Fama Sarr la. Fama nga dëkk Ndenaat. maa ngi dëkk Tongoor. Tongoor nga tëdd ok yow Tongoor nga dëkk nekk Ndenaat. Ndenaat laay supporté. waaw loolu tamit pour lan la nag tam Fama wa léegi naka nga dundee li nga xamante ne mooy entre Ndenaat ak Tongoor ku ci nekk di xëccoo ne moom mooy final ak njëriñ. ñun ñooy final ñun waa Ndenaat dafa leer. loolu moom dafa leer nañ ñun. fan ngeen ko teg ñun waa Ndenaat dafa leer nañ fi ñu ko teg dafa leer. final bi moom dañ koy final ba muy moom di neex barke borom Touba dañuy final bu si yàlla àndee. merci beaucoup maa ngi lay nuyu. maa lay fay. tur bi naka la. man Mbaye Diène. Mbaye Diène yow yaay gaynde waa Ndenaat. maay président ci sécurité. mais dégg naa yaay gaynde waa Ndenaat. gaynde de ñëpp. ok loolu la ñu wax parce que bu match amee yow la ñuy gis tout le temps day nekk sur le terrain di yëngal foofu. yëngalu mun rek damay sécurité rek de. non loolu sécurité la tamit ngay dem nii di yëngal vidéo yi tamit ñi gis nañ ko de. vidéo yi boo xoolee vidéo di ko xool ma ngeen xool la ban rôle laa doon joué. waaw léegi ki nga xamante ne ni mooy Tongoor dañ leen a gagné woon ba passé ngeen dugal benn réserve ñoom it ñu dugal njëre ay mbiram moom tegu na de côté ba pare moom incha allah day final léegi yéen fan ngeen teg ne da ngeen di final amoon. ñu ngi ko teg sur les papiers rek waaw. lan moo tax ñu naan Ndenaat équipe bu papier la. déedéet Ndenaat c'est la première fois ma def ni football da si bokk. waaye contre Xurwa tam Xurwa nii la leen door ngeen dugal ay papier. loolu déggoon ma loolu si football la. football la bokk. bu bokk nawetaan la bokk bu bokkul si football duñ ko def. waaw lu ñu règlement may dañu jël. waaw ñoom tamit ñi nga xam ne ñooy Tongoor dañoo jot benn papier boo xamante ne ñoom nee nañ leer na leen leer yàlla ne ñoom dañuy final yéen tamit ngeen ne seen président am fu mu ko teg tamit loolu lan. waaw ñun fi ñu dool waxu président bi lañ mën a jàpp moom tamit waa Tongoor am na fu ñu ko teg parce que suñu président am na fu mu ko teg affaire bi yéeg na si kaw lu yoon àtte si kaw bu ñëwee nañ ko def noonu quoi ñu final ko si jàmm. mais su ma déggee li nga wax ça veut dire ñoom papier bi ñu yor valable. man si li président bi wax laa jàpp man ñoom papier bi ñu yor valable. lu tax loolu yéen buñu ne leen yékki leen ngeen yékki buñu ne leen wàcc ngeen wàcc lu tax ngeen jël seen ay propre décision mu leer na leer yàlla ne dañ leen door ngeen jàpp si yàlla toog. déedéet man jàpp yàlla toog football duñ Ndenaat kese mooy porté boo demee Dakar équipe yu mag yi nga gis yëpp dañuy porté
lii na mu ngay dool dal Ndinaat ñoom dañ jàpp ne Ndinaat war la porté da daan Ndinaat war la porté xanaa bokku si football déedéet dañ ne ñoom dañ jàpp ne équipe Ndinaat équipe bu mag la war la porté football porté da si bokka bu dee ñoom porté bi jàppul dañuy ñëw ñu fop final ka si jàmm le meilleur gagne ñun bu fekkee ñoom waa Tongo ñoom moom porté bi bu jàppa ñoo xam ne ñun ñu andi naa ñu def fair play ñu xam ne Tongo mu jàpp ndax fi ñu doon recours lañ def dañu xaar recours lu mu àtte rek ñu xam ne loolu la quoi. comme ba tey rek ñu ngi fii nii nga xamante ne nii ba tey dañuy waxtaanee ci waxu nawetaan bi comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek Njere nee ne incha allah moom mooy final ba tege ne de côté parce que daf ko mérito parce que door na ki nga xamante ne mooy Mbengeen ba am ci ay résultats wam Ndenaat tamit dugaloon na réserve moom dañ koo dóor mais nee na du toog mu dugal ay réserve am ba fi mu nekk nii moom tam jàpp ne carrément bu génnee moom tam dafa fas yéene final Tongoor tamit dóor am ay résultats am dóor ki nga xam ne mooy Ndenaat am ay résultats am mais Ndenaat neen du bàyyi Tongoor neen du bàyyi léegi dama ñëw fii nii nga xamante ne mooy Ndenaat fas yéene waxtaan ak seen kilifa mu bokk ci seen ay kilifa te yaakaar naa ne bu ñu waxee ay kàddu ñun dinañ ko mën a dégg papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey jii nii nga bokk ci kilifa ñi nga xamante ne ñooy waa Ndenaat tension bi fi nekk nii entre Tongoor ak Ndenaat ñëpp yëg nañ ko gis nañ jubilé yi gis nañ audio yi gis nañ li nga xamante ne mooy vidéo yi tey jii yan kàddu ngay sànni ci. di sant yàlla rek ci li nga xamante ne bii moo leen tax a jóg mooy leeral gindali aussi askan bi ndax ku nekk xam na ne football c'est la paix football du division. Ndinaat ak Tongoor benn la mais bu nawetaan xasee ba jot da ngay gis ne kenn ku nekk sa wàllu quartier mu nekk li la yitteel waaye ñi nga xamante ne bi dañuy dundee sport defe naa ne li yóbbu nit ñi mënu leen yóbbu ndax fépp suñu njaboot fa ne ndax man Ndenaat laa dëkk waaye kii yor équipe bu Tongoor bi maa ngi moo bokk benn yaay muy Alioune Sène sama rakk la. samay jarbaata nga fa samay jigéen nga fa sama lépp nga fa Tongoor di xamle it ne Ngaari Ndaw Mbeng ak Mbay Mbeng ñoo bokk ndey ak baay te defe naa si la ñu meññe Mbengeen ak Tongoor si la ñu meññe gu Ndenaat kon nun ñëpp benn lañu li ci des moo di match ba mu amee coow yi mooy bari rek mais fi que nit ñi yaakaare gëwuma mu demee noonu ndax maa ngi siy dox sama kéemtalaayu kantan si wàllu football maa ngi siy dox sama kantan ci wàllu coutume ci li nga xamante ne bii membre frère lañu ndax ba nga xamante ne bii demi-finale yi am na on a le président Pédar ñu convoqué tous les membres du comité directeur bu kii bu frais yi ñu daje stade yàlla def na ñoom ñu ngi woon ci suufu tribune bi man maa ngi woon ci côté waa Ndenaat ñi c'était uniquement pour canaliser pour coow waaye mbooloo mu ni day mënuloo téye ñëpp mais alhamdulilah ba nga xamante ne bii it demandé naa Mbaye Diène mu vidé ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci biir terrain bi muy joueurs yi parce que moo gën a am solo bu ñu génnee ñibbi rek supporters yi war nañu mën a génne ñibbi ñëw ñibbisee ñëw ci kër gi xalaatoon naa it coow am ndax en 2000 bon mas nañ toj sama kër man waaw jamonoy kekk ba waa Tongoor ñëw nañu fi toj sama kër mais taxul ma porter leen plainte taxul ma def leen dara ci cadre sportivité rek laa ko teg fekk ba créer ay samedi matin ak des trucs pareils yooyu yëpp pour dindi tension bi nekk ci diggante bi. mais papa instant bi nii est-ce que yaakaar nga ne yomb na pour mu dañ jamono yi ñu toll nii. waaw lu tax ma lay wax ne yomb na foofu laa jëm ndax bii nga xam ne histoire yi am na sànni tey xeer am ba 1h du matin gendarmerie ñëw ñëpp dispersé wu dem mu am ay dégâts matériels dama jël sama matukaay. ñu oo képp kuy kilifa Tongoor ci jàmm moo xam délégué de quartier la moo xam imam la moo xam ndomba goo mën a yor ñu daje nun ñëpp APEXI bureau Freyof ñu waxtaan woo xamante ne bii bu mucc ayib la ñu nangu ci li nga xamante ne bii am na ci dégâts
que danañu taxaw ñoom jël seeni matukaay ba mu mat si fay ko ndax nu nit sunu garantie moo di xamuñu ku dëkk Ndenaat ak ku dëkk Tongoor ku dëkk faneen nun waa Fara Yoff jàmm rek moo nu yitteel moom la ñuy dox ba ñu jógee foofa guddi gi dem nañu seeti ñi yàqule wax ak ñoom ñu nangul ñu soog a xëy dem gendarmerie wax ak commandant bi parce que mënuloo dem di tegg plainte sans autant que nga wax ak le plaignant ba ñu waxee ak ñoom ñëpp rattaché wu nañu ci li ñu wax ma récupérer li nga xamante ne bii moo di constat d'huissier yi ci am ak devis yi ak yëpp ñu boole dajale ko biig laa koy soog a jox waa Tongoor biig it si laa dégg ne Ndenaat doon na réunion ma dem fa wax ak ñoom ñépp ndëkk ndax toog naa ci gannaaw déglu ba noppi soog a wax ñun ñëpp kenn ku nekk ndëkk xam ne ne football moo xam évocation la moo xam réserve la moo xam réclamation la certes lépp dafa bokk ci football football nag ay instance la quand y a la jeune 6 am na beneen bu ko nekk ci kaw ku si nekk li nga xamante ne bii moom nga déposé lépp lu ci valable allah kul al final dina am Ndenaat mënta final te amul dëgg Tongoor mënta final te amul li dëgg ay texte moo leen di atte ndax bu ñu doon créer football tout court noonu sans autant que mu am réglementation arbitrage amu fi njëriñ. waaye tamit ñu ne dafa am benn papier boo xam ne jot na génn te ki nga xamante ne mooy Tongoor moom moo moomee final bi Ndenaat tamit ki nga xam ne mooy seen président nee ne carrément moom tam mu am fu leer fu mu ko teg nee ne loolu ay kayitu zone 6 la rek moom kayitu ODCAV lay xaar moom it day fana. xam nga ci loolu mooy audio yi ma dégg ñu di ko wax rek. man yàlla def na am naa ko fii si samay portable déglu naa ko wax naa ci ak moom directement dem naa sa réunion ba waxaat naa ci ak Ndenaat waaye fa nekkoon waxaat naa ci ak moom président bi moom waxewul ci kaw ne dafa am doole dafa tëkku ci taxi yi nga xamante ne bi moom la jàpp ne moo ko may ne lii ñu àtte moom d'accord ci boo ci d'accordul nag am na beneen instance boo yéeg il faut que nag nga indi ay preuve yu wér yu mën a dindi loolu c'est comme wàllu juridiction mun nañ la àtte nga def appel moom loolu la def kon ñun dëkk bu ñu wóoloo nit teg la fi ngay liggéey du ñu la fakkatal dañ lay bàyyi nga def sa liggéey ba mu jeex kon xamaguñu exactement man boog ci li ma jot a xam a kas néew ndax lu bon ba ma xam ma ko ba léegi si football lay yëngu waaw. léegi nag ban message ngay bàyyee ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan. waaw foofu ci li ma la doon wax rek dama la doon indi lu wér rek gis nga ci yi ngay gis nii mooy papier yi nga xamante ne bi tey def na ko comme ay dégâts matériels te foofu li ma ciy wax moo di xale yi nañuy moytu ndax ab final yàlla dafay def mu am ku gagné ak ku ñu gagné nekkatul un match championnat nañu am sportivité ku ñu gagné nga xam ne gagné nañu la moo xam ci dafay commencer par les papiers parce que fi mu ne ay papiers fi nekk bu dee ni le cas de Ndiéré kenn waxatu ko Ndiéré qualifié na mais ça reste entre Ndenaat maintenant ak Tongoor ku ne nag am nga droit nga dem jubilé ñoom ñëpp en attendant di xaar résultat parce que duutuñu génnewaat leneen la dul li jeune bi génne woon di xaar aussi appel bi ndem appel bi am na il faut que ñu confirmer loolu bu boobaa résultat boobu nag bu génne mais c'est définitif ku bañ ne doo fubali mais bu boobaa aussi doo ñàkk mais bu boobaa dëkk baa ngi fi te fray vraiment am na décision boo xam ne à l'heure actuelle moom la ñu taxawee kon ñuy ñaan yàlla rek kenn ku ne na xam ne lii Tongoor mooy Ndenaat te man li ma ëppal solo du lii suñu fi defee leneen loo xam ne dëppoowul ak sportivité ñun ñii fi yàlla teg de am nañu droit demander ñu suspendre les nawetaan de 1 an à 2 ans te am na lu ñu si commencé wax du ma ko nëbb
am na lu ñu ci commencé dox mais mu ngi dépendre sur le résultat final bi nga xamante ne bi dinañu gis xale yi doxe ko suñu fi jëfee leneen nous demander automatiquement suspension alors des nawetaan de 1 an à 2 ans lu tax 2 ans lu tax 1 an footballu RS Yoff dafa dee te je pense que RS Yoff doit être l'équipe nationale du village nit ñi amatuñu goût dem football fa nañu organiser wu tey bu fekkente ne ce sont les quartiers kenn ku ne yaa ngi rey sa bopp di dem avec li nga xamante ne bi ay moyens la du yaa ngi koy def amul kuy des màgget ñeeg ñëpp ku mënul dem di nga joxe ay pass par les quartiers kon recette yi ciy am ba mën a tax équipe bi mën a am ay quote part bu doon RS Yoff kenn du yëg ne sax am na match kon pour defaraat suñu football foofu la gën a jaadoo dans les quartiers kon nañu góorgóorlu ba bañ a def échec si coow lii am ñu xam ne nañu doon ay sportif te xam ne lépp Yoff la c'est nous dans nous li may kiiwaat moo di on a un ministre maire et je le dis à haute voix le football du politique le football c'est apolitique mais nag politique ngay doxale football organisation ba ngay def politique la képp koo xam ne doon nga fi ab maire ak ku mu mënta doon war ngaa mën a jàppale lu suqali suñu football te leen moo war a mën a suqali suñu football mooy suñu stade bi nu yàlla jox stade yi ñuy dem dañu koy louer di fay xaalis kon Yoff am na ressource financière bu wér mooy ëllëg bu ñu ñëwee ñu gérer stade bi xaalis bi ciy génn keroog la quote part équipe yi di gën a bëri 1 an 2 ans yooyu bàyyiwuñu leen en rade mais ça va leur permettre dans les quartiers kenn ku nekk jéem a organiser waat sa équipe bu nawetaan jël les hommes qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut parce que vraiment affaire u nawetaan léegi xaalis yàq na ak rivalité lii daal laa amoon ci lu may wax di leen gërëm it di leen sant bu dee ni am na beneen question it maa ngi déglu. Non, c'est bon, merci beaucoup. jërëjëf alhamdulilah yal na leen yàlla fay yal na seen télé bi dem ba jur yeneen ak yeneen ak yeneen ndax li ngeen di def am na solo trop ci dëkk bi ndax bari na message yoo xam ne mënuñu ko jàllale c'est à travers vous que nous pouvons le faire kon vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant jaajeen jëf. Merci beaucoup tam si recevoir bi ñu recevoir. maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. waaw comme ni ngeen ko gisee nii rek gannaaw ba ñu génnee ndenaat ñu ngi dugg fi nga xamante ne mooy Tongoor ñu fas yéene waxtaan ak tam ñoom seen askan comme ñoom it dañoo jàpp ne dañuy final ñoom tamit te ñoom ñoo gañe woon ndenaat donc ku si nekk sukkandiku nag ci ay kayit ay papier Tongoor tamit gañe ndenaat ba pare mu ne moom tamit dugal na ba ñoom tamit seen bos yaakaar naa génn na tonton maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. lan ngay wax ci li nga xamante ne ndenaat ne dafay final yeneen da ngeen final comme jërë tege na de côté ba pare. waaw ñun day lii ñun amuñu si luñ si wax ndax tey ñiy àtte football ñoom ñoo àtte ne Tongoor moo jël ndam li waaw ginnaaw it ñoom dañ dugal seen i këyit tamit ñu ngi toog di leen xaar di préparer ñun suñu final. mais li ma si jaaxal ñoom ñoo njëkkoon dugal yéen tamit ngeen dugal mais yéen ñan ñoo leen àtte exactement parce que ñoom nee nañ zone 6 ñoo leen àtte yéen waa Tongoor te fekk ne zone 6 du ñoom ñooy àtte. waaw ñun këyit gi ñu yoon ne ñii di àtte football ñoo nu àtte wax na ne Tongoor kat am na ndam si kaw waanewaat si kaw seen i kayit yi ñu dugaloon xam nga vraiment ñun tamit loolu noonu amuñu si luñ si wax ñun fi mu nekk nii ñu ngi nekk si préparation finale le 25 incha allah ñu ngi oo ñëpp wax dëgg yàlla xam nga ñu daje foofu xam nga Tongoor neex daal. te ñoom tamit ndenaat bañ fa duggee sànq ñu ngi peinture takk nañ seen ay banderole ñoom it pare nañ pour final loolu tam naka ngeen koy lijjantee tamit le 25. loolu moom ñun mënuñu ko bañ parce que ñoom it bu ne dañoo final ñun mënuñu si dara dañuy final wax nañ dëgg ndax seen cadet day dem final. bu leen seen senior moo tax ñuy wax nag. non ñoom seen cadet la ñuy préparer nii mais ñoom ñoo la gën a xam ne xam nga seen senior xam nga taxul ñuy wax. seen senior ñàkk na bu yàgg ndax lii nii tey lii leen dal nii bu loon na ñun leen ko def ñun waa Tongoor yaa ngi dégg di leen may ñu dem ndax ñun amuñu duñ football ni naa wax dëgg yàlla xam nga di jël
ay këyit di si dépendre nee naa ñu ngay forfait nee naa pour dem fu balaat loolu gàcce la sax woo naa la te fii Yoff ñun ñëpp ñoo ko bokk yaa may dégg dañuy seet loo xamante ne lu rafet la yaa may dégg ñu jim ko def si dëkk bi am jàmm ginnaaw ñoom football nañoo ñoom ba génne leen nañ ñu may ngir yàlla ñu final suñu final bu ñu yàqal fi nekk nii waa Njere la ñuy jaxas seen bopp parce que Njere xamul kan la war a dajeel kii naan Tongoor kii naan Ninaat te loolu tamit xam nga da ngay waaru quoi ñun daal ñu ngi leen a bàyyi wax ji rek incha allah rabbi ñun daal éviter nañ ñëpp bu soobee yàlla le 25 xam nga stade nu mu tuddati amitié incha allah rabbi ñu daje fa daal. merci beaucoup. waaw maa ngi leen di gërëm yéen télé bi tamit gërëm naa leen bu baax a baax wax dëgg yàlla xam nga waaw jërëjëf. fay naa la tur bi naka la. Khady Dieye. Khady ngeen dëkk fi nga xamante ne mooy Tongoor naka ngeen di waajalee seen final comme nee ngeen da ngeen di final waa Tongoor. ñun ñoo war a final ndax ñoo gagné. mais tamit si kayit lañ ko teg ngeen toog ñu ne seen kayit génne na danaa tamit ñoom ñu ngi toog di xaar tamit seen ay kayit loolu tamit nan ngeen koy dundee. ñun de ñu ngi koy dundee daal comme daal ñun ñooy final waaw loolu lañ koy dundee. nan ngeen koy waajalee nii instant bi parce que ñu ngi leen gis yéen ñëpp toog xale yi ngeen teg seen ay banderole danaa tamit ñoom ba tey ñu ngay peinture xam nga di yëngal foofu tamit. waaw ñoom am nañ si droit ndax ñoom seen cadet dafa war a final. si lañ koy wékk ñun suñu senior ñooy final waaw ndax ñun dañ ñafe ñun dunduñu sa ay këyit lañ yaakaar ñun dañ ñafe ba esti fii kon nag ñun ñooy final waaw comme ñoom ñi ñu xëccoo ni ñooy final waaw nañ jàppaloo rek waaye bu soob yàlla Tongoor mooy final ak Njare. su ngeen demee ba nga xamante ne ni ñoom jël nañ li nga xamante ne ñoom ñooy final nan mooy doon seen ay réaction. bu boobaa final du am de na ñun bañuñu si daara bu soob yàlla waaw billaay ku mer tampil ndax ñun dañuy final. merci ba yàlla. yaay booy nuyu naa la. fay naa la. ñoo fekk la nii yow it defe naa final ngay waajal def sa vert blanc nii di ko ràbb nii mbaxane en route vert. waaw dëgg la de wax dëgg yàlla yéen a ma fekk ma toog di ràbb samay vert blanc ngir jox ko suñuy xale ndax ñu mën a supporter suñu ASC. mais yaay booy wànde naa tamit ñoom tam dafa am fu baax fu ñu sikkandiku ne carrément ñoom tamit ñoom fas yéene final naka ngeen di dundee. waaw jërëjëf ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi dañuy ñaanal suñuy waajur yàlla leen yàlla yërëm te jéggal leen di wax ni Ninaat ak Tongoor benn la te mag ñi dañoo wax ni benn boppa kenn du ko xar ñaar te bu may wax dama naan Yoff benn boppa la ndax li ko commencé kër Limaamu Laay ba kër Youssou Diène benn boppa la ku dëkkul Ninaat ku jógewul Ninaat jóge nga Tongoor ku jógewul Tongoor jóge nga daagu daan ku jógewul daagu daan jóge nga Nëggaañ mbaa nga jóge Mbengeen mbaa nga jóge Ngappar wala nga jóge Laayeen kon loolu Yoff démb loolu la woon moo tax mag ñi doon wax li ko commencé kër Limaamu Laay ba kër Youssou Diène ñëpp benn bopp la te benn bopp kenn du ko xar ñaar. mu nekk benn message bu fort mais est-ce que xalaatoo ne tamit instant bi war na mën a dakk si Tongoor ak Ninaat ñuy géngantoo. loolu dafa war a jeex si Yoff ndax ñun ñëpp benn lañu man mii toog nii nga may intro samay wax ma yaay Ninaat la jóge man mii toog la wax ak yow Ninaat la ma juddoo Tongoor kër moo ñu fi indi kon donc war nañoo mën a doon benn boppa bi ñu yàlla def ñu confirmer ka doon benn li Tongoor moom nan ko bàyyi Tongoor li Ninaat moom ñu bàyyi ka Ninaat bu ko defee Yoff jàmm rek lay am waa Tongoor dañu war a final bu jaaree si yoon ndax man mi toog ñi di wax ak yow lu ma xam laa lay wax Ninaat ñoo waroon a porter réservé mu jàpp ñooñu la Tongoor dañ leen sippi ne weñ sim soow sànni leen ndax dëkk ñu Tongoor ñi dëkk Tongoor ñu porter si ñoom réservé ba yaakaar ne jàpp na ñooñu xoolal seeni kii nu mu tudd seeni licence déedéet seeni démissionné ñu ngi si loxoy waa Tongoor fii may toog ni di wax ak yow léegi suba rek maa ngi toog di ko xool. nga dugg ci lu am importance muy wàllum papier est-ce que yéen ñii di wax nii tamit waa Tongoor seen ay joueurs valable nañ. ñii ñu porté réservé ñu valable lañu ñu ma xam man mii ndax tey jëlaa supporté wul waaye nag doonoon naa xale lool di supporté. nga teg na ñoom dañoo valable te tam est-ce que bu ñu valable woon dinañ leen dugalal. ñu dugalal ñun Ninaat dafa def réservé rek Tongoor def réservé waaye réservé Ninaat mën naa jàpp te bu Tongoor du jàpp ndax xale yi ñu def réservé ñoo ngi footballé Océan te dem nañ démissionné ji te Tongoor ki ñu def ñun waa Tongoor ki ñu def réservé kooku dëkkul Yoff waaye xam na ni valable
waaw moo tax ñu teg penalty mu tiit ba wër camp yi. merci beaucoup. jërëjëf yàlla na yàlla defal jàmm waaye final bi ak nu mu mën a mel moo xam tóngoor final wala ndinaat final yàlla nañu si yàlla defal jàmm ji ñu soxla ñun mag ñi ndax ñun jàmm rek la ñu soxla te jàmm rek moo war a am fi ngay gis nii lii nattuma ko woon sax boo ñëwoon démb ba fekk ma ab rouge balaa laa yoroon sama waa kër yi dañoo wax ba sonn man leen dinaa dama juddoo waaye tóngoor la ma dëkk loolu moo indi lii moo tax damay laal fii laal fële jërë ngi merci yàlla na yàlla defal jàmm. papa maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay doom. waaw ñu gis gannaaw ba demi-finale ba passé ki nga xam ne mooy Tongoor dóor Ndenaat mais ñoom ñaar ñëpp ñu bañ Tongoor am fu leer fu mu ko teg mu teg ko ci gagnant teg ko ci papier Ndenaat tam teg ko ci papier ne carrément dafa dugal ay réserve am gannaaw ba Tongoor jotee ay papier am ba pare ñoom it ñu ne carrément dañuy li ñu dem ba Ndenaat fekk leen ñoom ñuy peinture di defar foofu ne ñoom tam seen senior dafa fas yéene final lan ngay yan kàddu ngay sànni. alhamdulilahi rabbil alamin sant nañu yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laaj bi moo laaj nag sawar na ma see tontu lool ngir diggante Tongoor ak Ndinaat ay doomi ndey lañu am na la xajul suñu diggante waru see sax xew waru see ji ma dugal ngir yàlla dogal na football nañu ba ñu footballee Tongoor am na ndam si kaw Ndinaat def na réserve ba génn na acte nañu ko Ndinaat ñàkk na siw kayit ñàkk na si terrain ba ñàkk siw kayit yàlla dogal tamit ñoom ñu ngi wax ne dañoo final nun day jàpp nañ ne waa Ndinaat dinañ final ngir seen i gune seen i kase dinañ final wante bañ si bëggee boole na mag yi dala final parce que dañu def réserve nun nu ngi toog rek jën la xaar waaw lépp ba aw kayit yi xañee final bi tamit nu toog suñu dëkk fii. exactement ci loolu laa doon jëm gan bu fekkente ne génn na ba ñoom ñu lii nag lan ngay ñaax sa ay ndaw. li ñu leen a ñaax moo du leen la dul ba fekkente ne aw këyit dañu xañ a final ñu bàyyi leen ñoom ñu dem final ji waaw ba fekk ñun parce que ñun xëccoowuñu parce que dañu football ak ñoom in gañe leen in téye leen moom waaw xëccoo bi nag ka dégg na mu nga xëccoo rek moomul xëccoo faa ko dégg rek doom kaaka def moomul waaw. mais est-ce que yaakaar nga ne sa équipe tamit yor na ay joueurs yu valable yoo xamante ne mën nañ leen. nun football joueur bu valable duñu ko def. loolu moom duñu ko def moom parce que ñoom ñi ñoo defoon réserve ñun xam nañu leen te am si yoruñu doye digga toll ni la daje ak Ndinaat la yóbbu ay joueurs ya qualifié gul déedéet ñun loolu duñu ko def ñun daal danoo dem ak ñoom si terrain bi rek kam man rek duma. en tant que tamit délégué de quartier bu Tongoor bokk tam ci Frey Yoff est-ce que jotul tam pour li nga xamante ne mooy tension bi nekk diggante Ndenaat ak Tongoor jotul instant bi nii. xam nga tension diggante Tongoor ak Ndinaat man dama naan du tension man dama naan yoofanoo jaxase waaw dama naan yoofanoo jaxase parce que Tongoor ba équipe bi yëpp mën nañoo football du am benn tension mais ba Tongoor bañ ne Tongoor Ndinaat rek média yi jóg ñëpp jóg ka nekk la wax te attention gis nga supporter c'est un élément incontrôlable waaw supporter c'est un élément incontrôlable ñun rek li noo ñaax suñuy njaboot moo la jàmm daal lu nu bëgg ba fekkee ne Ndinaat final nañu final mu ànd ak jàmm ba fekkee ne ñun noo final yi tamit nanu final mu ànd ak jàmm que le meilleur gagne ngir Tongoor ak Ndinaat man dama wax ne kër gaa dem si Ndinaat kër gaa dem dugg si Ndinaat dinaa fa fekk awa Tongoor kër gaa ñëw si Tongoor yi dinaa fa fekk awa Ndinaat bon la fi jar la ko fi jar dara jaru ko fi wax dëgg yàlla dara jaru ko fi te football la dala jeex bokk gi des fi bon dëgg bal waroo mën a daal jaxasanu bokk man daal loolu laa gis. merci beaucoup. jërëjëf doom. papa. maa ngi lay fay yaama. nga dëkk fi nga xamante ne mooy Tongoor tam nekk fa kilifa yaakaar naa ne boo waxee ñoom dinañ la mën a dégg bokk tam ci fi nga xamante ne mooy membre Frey Yoff yi ki nga xamante ne mooy Tongoor ak Ndenaat ñu fas yéene ñoom ñaar ñëpp nee nañ ku nekk day final ak ki nga xam ne mooy Njere lan ngay wax ci loolu. loolu mooy ku si yàlla may ndam rek ku si yàlla may nga qualifié rek nga dem parce que man diggante Ndenaat ak Tongoor ñun suñuy meilleur xarit Ndenaat la ñu nekk ñoom Ali Coro ñoom Papa Ndiaye ñoom Bina ñoo xam ne bi ñu newee xale ba tey ñoo bokk ay grand place ak yooyu di fréquenté te Ndenaat Tongoor je crois que nit ñi ñoo siy def tension rek xale yi ñoo ràññeewul mais war nañu mun a fo ku ne dem
parce que bu fekkee dafa nawetaan dafay am violence dañ koy arrêté te buñ ko arrêté dañ leen di xañ loo xamante ni seen droit la ak seen devoir. parce que dégg naa tamit Pape Binata mu wax même chose est-ce que yéen waa Fray Yoff dafa am ay matuwaay yu ngeen si jël pour bu fekkente ne tension dafa am ne da ngeen koy suspendre 1 an ba 2 ans loolu lan bi ñu fubalee danaa tóngoor mu am ay rëq-rëq yu si am dañ ne woon dañuy arrêté nawetaan si ñun am ñoo xam ne dañ ñu raisonné ne ñu déet yéen bi ngeen si tolloo daf ngeen ko bàyyi leen ñu yeggale mais beneen yoon bu fekkente ne am na ngeen arrêté ko parce que dana mat daaw yi fi amoon yëpp ñun dañu teeloon a jóg man demi-finale bi si jour bi laa ko yëg man du ma seetaan football du ma seetaan làmb xam nga loolu koo ko wax dina la bett dina la jaaxal du ma seetaan football du ma seetaan làmb man su ma amee suma Coran moom laay déglu su ma ko amul uyu ma maa ngi peut-être si France 24 ay information laay gën a déglu ay faram fàcc ay kii yoo xamante ni émission télé mais pour loo xamante ne nii day doon ay xëccoo ay Barça ak ay kii man supporteru Olympique de Marseille la je suis Marseillais de cœur mais seetaanatuma benn match football loolu depuis 1981 kon nga xam ne loolu yàgg na du ma seetaan football message mooy nañu def ni mag ñi xam ne ñoom ñooy ndaw ñooy doon magi ëllëg sànn muy dellu si boo koy sànni nee nañu neeferew xar ëpp na si effet boomerang mooy loo xam ne da nga koy sànni muy dellu si ñoom ñooy bokk ay kambis man kër ñoom Bourma Ndaw xale yi ndenaat ñoo fay ne di waxtaan di foo di ree ba bët set chaque jour damay toog di leen déglu di déglu seeni waxtaan kon ñooñu war a mën a bokk leen loo xamante ne lii duréwul dara foo la rek Yoff bari na ay quartier coupe bi benn équipe moo koy jël kon nag war nañu mën a ànd nekk benn man daal loolu laa leen di ñaax waaw ñun dañ leen dañ ñu doon encadré ñun ñu encadré ba mën a ba nekk ay mag ñoom boo équipe boo fi seet rek ay xale ñoo ko yor te ñun suñuy mag ñoo ñu doon encadré di ñu wax déet du nii du leen def nii du leen def nii am na yu bare nit xalaatu woon sax di ko def fii man bi ma newee président Waraar mais man maa jëkk wax Waraar nañ ko sanctionné mu fay 100 000 francs booba gis nga PC fii pharmacie bi jëkkoon nekk foofu lañ daan réunion Mbaye Mousse mi moo doon dañ ne tóngoor bu ñu jaar fii ñu ne dama maa woon président Waraar mais dama ne nañ leen amaan 100 000 wala ma bàyyi bii ñu kiwee ñu amaan leen 100 000 francs ñu fay ko discipline day am si lu ne te Yoff vraiment au lieu kon ñu fexe pour RS Yoff lii ñuy def si nawetaan bu ñu ko defee si RS Yoff mais RS Yoff du xaj si kenn ak terrain football bu bees bi ñu am nii bu pare ñu xam ne du terrain dimanche matin wala quoi que ce soit nañ fexe RS Yoff mu avancé te pépinière bi nawetaan yi la war a doon loolu rek laa amoon lu may wax vraiment di la gërëm di leen sant yaa am. merci beaucoup. Yoff kenn amul seen fay yéen borom baax ngeen quoi jaa ngeen jëf. frère nuyu naa la. waaw maa lay fay. tur bi nag. moom Gondé. naka ngeen di waajalee seen final yéen ñii nee nañ da ngeen di final ndenaat tamit nee nañ da ngeen di final lan ngeen. mais final bi moom ñun ñu ngi si parce que niyaan moom dóor nañ ko ba pare dóor nañ ko mu def réserve mu génn ñu jox ñu ndam ñu toll nii nee nañ dugalaat. ñoom nee nañ kay di leen jox ñoom sukkandikuñu foofu ñoom tam dugal nañ comme yéen te papier la ñu xaar ndax ñu ngay peinture di takk ay bande. mais ñoom ki lañ jox victoire seen quart de finale ñi lañ jox victoire bi bi ñu dugalee seen kii réserve ñooñu tamit ñooñu jox victoire waaw ñooñu jox victoire ñu bëgg a changé waat dem dugal feneen nañ gëm yàlla rek. bu fekkente ne dem na ba nga xamante ne nag ñoom ñoo ko mujjee. ñu bàyyi leen rek xam ne xam nga ñu fair play parce que doon na leen la pare bu dugalee bu ñu gañee ñu bàyyi leen victoire bi. merci beaucoup. jaajëf. tonton maa ngi lay nuyu coach. waaw soxna si maa ngi lay ziar naka ma. nga nekk coach ki nga xamante ne mooy waa Ndenaat gannaaw ba ñu duggee Ndenaat ba gis ñoom ni ñuy préparé seen final nee nañ dañoo final avant tout d'abord coach est-ce que da ngeen di final. waaw dañuy final bu soobee yàlla. dañuy final waaw. yow dañu ñëw rek ak yow ci technique bi ndax yéen a ngi entraîné gannaaw ba nga xamante ne Tongoor door na leen ci quart de finale bi ci demi finale bi mais yéen tamit ngeen dugal réserve comme ñoom ñu ne dañuy final yéen dañuy final instant bi nii naka ngeen di doxalee yéen. waaw mais ñun ñu ngi entraîné comme ni ñu ko daan defee y a rien qui change chaque jour ñu ngi wàcc à 16h entraîné jusqu'à 19h après ñu quitté donc y a rien qui change ñu ngi liggéey comme li ñu daan liggéey rek di xaar parce que je pense bien que ne lu nekk rek dafa am aw yoon
comme ñu ngi ko teg si yoon rek dañuy xaar yoon àtte quoi après li am rek on va accepter quoi quel que soit le verdict. tamit ngeen da ngeen ngeen sukkandiku si li nga xamante ne mooy kayit ba tey comme nee nañ dañuy waxtaan ci teg na xam naa ne ko domaine boobu mënoo ci sori mais instant bi daal jàpp ngeen ne yéen da ngeen di final waa Ndenaat. waaw mais bu dul loolu franchement duñ jël suñu temps di entraîner parce que donc ñu ngi on s'entraîne tous les jours on s'entraîne. Et si c'est le contraire. Si c'est le contraire on accepte parce que lu ne dafa am aw yoon ñu ko jaaree si yoon bu jaaree si yoon rek amul problème. parce que bi ñu duggee Ndenaat tamit ñun dañoo foogoon ne seen cadet bi moo tax ñuy wax. waaw mais cadet yi ñu ngi préparé comme il le faut ñoom ñu ngi entraîné aussi 15 heures la ñuy entraîné comme d'habitude donc y a rien qui change donc moment bi du cadet yi parce que en général cadet senior bi moo koy nëbb quoi si lépp donc c'est ça quoi c'est ça. merci beaucoup. ok soxna si jërëjëf. Kapi nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay waaw. tur bi naka la. tur bi Pape Fall la. Fall ya xam naa ne ñëpp xam nañ ko fi nga xamante ne nii mooy Tongoor tey jii gannaaw ba ngeen joué ba nga xamante ne gagné ngeen ki nga xam ne mooy ASC Ndenaat ñoom ñu ne dañuy final yéen ngeen tamit da ngeen di final contre Ndiéré tey nan ngeen di dundee loolu. man li ma siy wax leen rek la waaw avant tout dama leen di nuyu ba pare quoi parce que ñoom dañ dëkk di wax boobu ba léegi ñu téye si ñun ñi nga xamante ne carte licence la te carte licence man jàpp naa ne dara amu si ñoom nag dan am seen yu leer lu génne ni moom moo am mooy kani nee nañ ñun valable ñu mais ñun loolu yëpp concerné wuñu ñun en tout cas dañ doon football match la waaw ku nekk wane na li nga xamante ne moom nga man yàlla def ñu jël ndam li kon tey fi tey ñun dañuy préparer suñu final ñun lijjanti ñu ay porté parce que suñu yoon newu si ndaxte ñun li ñu yor dafa wóor amul dara loo xamante ne dañuy toog di xiili xaale ba xam lii normal na. exactement parce que ñoom ñu jël ko wekk ko si kayit mu leer na le carrément ne ñoom nee nañ am na ñoo xam ne valable ñu si est-ce que tamit yéen seen ay joueurs yëpp valable. non ñun ay problème bu kayit yooyu noonu ñun amuñu ay problème bu kayit parce que lu wóor lañ fi andi ñun lu wóor lañ fi andi te li ñu andi dañ ko wóolu moo tax ñu tekka te ñun si dëkk bi lañ dëkk demuñu feneen di toolaani ñun ñu ngi naan ñu gisee ku naan da ngay waaliyaan dafa fekk sa dëkk moo tëggul tey suñu dëkk moo tëgg looloo waral ñun ñu bàyyi lépp ñëw suñu dëkk. mais est-ce que tamit yéen joueurs yi loolu du leen affecté psychologiquement mu leer na ne ñu ngi leen di géngantoo même pas moins d'une semaine ngeen nekk ñu ne kii mooy joué kii mooy joué ñoom tamit ñuy xaar seen ay recours. non ñoom dañuy jéem a influencer rek ñoom dañuy jéem a influencer man loolu laa jàppale affaire influencer yooyu noonu la ñuy jéem daal mais ñun ñu ngi con suñu final di préparé wu. si loolu nga yaakaar ne moo tax tout le temps yéen ak waa Ndenaat muy demee nii. non Ndenaat Tongoor loolu noonu fi leen ko fekk fi lañ koy bàyyi ñun mënuñu si dara toujours ay wax la mais buñ dajee ñëpp dinañ xam ni li nga xamante ne mooy dëgg. non si waaw toujours man damay paree dem entraînement nii de damay paree dem. ngeen di waajal la. final la ñuy waajal. waaw mais su fekkente ne dafa génn mu nekk le contraire tey naka ngeen di réagir. non ñun lu leer nañ lan teg si table ji lu leer nañ moom lan teg si table ji quoi. non contraire mënu la am foofu parce que ñun. su fekkee dañ leen ko jox ñoom si kayit après yéen lan mooy doon seen ay réaction. déggoo li ma la ñun suñu réaction fair play moo ñu tax a jóg quoi est-ce que yaa may dégg parce que ñun li ñu wane dafa leer nañ lu leer nañ ay kayitu leer nañ moom lañ fi andi moom lañ gérer gis nga tey fi tey même bu nee ñoom ñooy gérer par force tamit du mujj fenn parce que affaire de fair play lañ wax kon ñoom déjà jéggi nañ fair play parce que fair play bu amoon foofu noonu lii am nii du fi jot a am waaw. merci beaucoup. waaw d'accord merci kontaan. nga paru te ñoo jëloon département lii régional bi dem national ñëw premier tour ñu toog xeexuñu xulawuñu. mais tey jii boo amee message booy lancé Tongoor ak Ndenaat lan lay. lan laa wax ñu fair play ñu xam ne dëkk bi xoolal ñu ñëpp ñu koo si bokkul si baayam rek bokk nga moom si yaay moo tax jarul ay cooni. gannaaw ba ñu jógee fi nga xamante ne mooy Ndenaat dugg Tongoor ngeen dégg gis seen ay réaction ñoom ñaar ñëpp ñu ne dañuy waajal final contre Ndiéré te instant bi nii ñu ngi nii fi nga xamante ne mooy Daagu Daan ñu toog ak Bouga kenn dootu ko présenté fii nii ci Daagu Daan Bouga maa ngi leen. maa ngi lay naka ngeen di waajalee seen final waa Ndiéré parce que yéen fi ngeen teg seen tànk yaakaar naa nekk na lu dëggal lu wóor. waaw salaamaaleykum waa Yoff salaamaaleykum waa àddina waaw comme ni nga ko waxee rek final bi ñu ngi koy waaj comme ni ñu ko daa waajee rek comme ni ñu daa waajee final yi kon ni ñuy waajee match yi tamit quoi parce que match la rek quoi c'est Yoff qui gagne quoi. mais instant bii nii Tongoor nee na mooy final Ndenaat ne mooy final yéen kan ngeen jàpp ne moom ngeen di final exactement. waaye instant bi ñun doog wax dëgg yàlla ñu ngi préparé wu ñaari équipe yëpp parce que ku nekk xam ne sax man ren maa ngi si équipe bi maay deuxième góolu Ndiéré ñu ngi waaj ñaari équipe yëpp ku ñëw daal baax na daal ku ñëw baax na. yéen macha allah tam kenn du leen dégg si coow tout le temps fair play mais tey jii boo amee looy wax ñaari équipe yooyu lan lay doon.
non ñaari équipe yooyu li ñu leen di wax d'abord mooy lii si njëkke mooy Yoff mooy gagné quoi parce que tey jii nii ñun bu fekkee dañ dem stade di reyante yaakaar naa ku nekk sa mbokk ngay reyante wala sa tante wala sa papa wala keneen ak keneen mooy comme ni ma koy faral di waxee rek Yoff mooy gagné quoi ñu delloo lépp tamit si loxoy yàlla xam ne lépp lu si am rek ñu xam ne moom la si yàlla bëgg te yàlla na si yàlla def jàmm te xam naa ne jàmm dina si am quoi incha allah. bu fekkente ne nag dafa nekk le contraire ñu dem ba ne annulé nañ ko match dootul am naka lan mooy doon seen réaction. non bu fekkee ne annulé nañ ko parce que ñun yaakaar naa ne ay joueurs lañ quoi yàgg nañ football tamit bu fekkee annulé nañ ko bu fekkee dañ ko teg si texte yi dañuy njëre fële si maire Yoff bi jox ko coupe bi quoi. loolu moo siy am lañ wax. waaw loolu moo siy am mooy yoonu nawetaan. mais jotoogu leen benn papier mu leer ne la kii ngeen war a jouer. non jotaguñu mais si li ñuy dégg si ay rumeur dañuy wax ne ñun wax Tongoor quoi mais ba tey ñun xamaguñu kan la ñuy footballal daal. merci beaucoup. waaw ñoo far. frère. Mamadou Ngom. Mamadou Ngom sa surnom bi ma dégg léegi ñu. non surnom boobu loolu yàgg na quoi. dañuy wax ne premier supporter laa dégg léegi waxuma tur bi carrément ñu wax ne da ngi waajal seen finale contre kan ba. ñun daal ñu ngi waaj ku ñëw baax na waaw. mais instant bi nii affaire de kayit moo leen téye ñoom ñaar yëpp muy Ndenaat di Tongoor yéen kan lañ leen wax ne moom ngeen di wax. ah ñun daal chaque jour ñu dégg ay rumeur PV bi tey lay génn suba lay génn te dañ si sonna waa zone bi nañ ñu létt wala ñu firiñu nañ ñu wax kan la ñuy finaalul ñu xam kii ñuy finaalul. parce que même pas une semaine tamit ngeen nekk est-ce que loolu tamit du leen xaw a perturber tuuti yéen ak seen ay joueurs. non man bu lee ASC moom xalaat tiituma si ñoom. parce que bi ñuy final départemental dañ football tey ginnaaw suba ñu ñëw finalu te ñoo gagné man moom loolu am naa si ñoom yaakaar. est-ce que li mu meloon noonu dina ko menal ren parce que Tongoor tamit pare na même bu dee Ndenaat tamit ñoom dañoo pare tamit pour jël coupe bi de. mais ñun ñëpp dañ pare ñun bas bi saison bi commencé ba léegi dañ pare pour jël coupe bi chaque année loolu la ñuy def. lan mooy seen secret ba tax chaque année ngeen di demi-finale wala ngeen finale yéen tamit amee ngeen ñu de. non suñu secret moom man xaw ma si dara quoi xaw ma si lu bëri waaw. merci beaucoup. waaw. Albert nuyu naa. waaw fay naa la. ñu waxtaan nag yéen ba passé fële na la nga xam ne foofu ngeen di entraîner tey ñu ñëwaat fii ngeen di waajal li nga xamante ne mooy seen final contre kan avant tout d'abord kan ngeen final. non pour l'instant contre Tongoor. waaw parce que PV bi génne ñoom ñoo gagné peut-être ñun nag bu ñu defee appel lu affaire yi waxaat rek ñun moom pare nañ pour ñëpp. mais dañoo wax ne ñoom ñaan ñëpp a dugaloon mais waa Ndenaat dinañ waa Tongoor bi ñu dugal boobu baaxul ñoom seen bos bi ñu yor am nañ ci yaakaar léegi lan ngay wax ci. waaw ñun moom maîtriser wuñu affaire yi kayit ñun football lañ gën a mën mais aussi comme suñu dirigeant yeex li ñu wax ne li jot a génne Tongoor moo gagné. kon Tongoor ngeen di préparé. instant yi Tongoor lañ jàpp moom la ñuy footballal. mais su fekkente ne dafa nekk le contraire. ah ok comme ñu footballal Ndenaat rek parce que football daal football la ñun pare nañ pour ñëpp. mbaa yéen ak Ndenaat tamit du nekk comme Tongoor ak Ndenaat ni mel parce que dafa mel ni xawoo leen neexoor tuuti de. ah ñun amuñu problème xanaa ñun moom amuñu problème boobu ñun li ñu intéressé sax mooy football te dañoo yaakamti sax ñun la ñuy wax instant ñu dañuy yaakamti xam ka la ñuy gérer parce que day métti quoi ndax ñun bu doon cadre football kese la nawetaan la ñu wax nawetaan moom dafa am préparation bu gudd boo xamante ne jour yi am lu ñuy def dirigeant am lu ñuy def su ñun dina yomb suñu ndax football moom ñun pare nañ pour football ak ñëpp. mais est-ce que loolu du jouer si seen si joueurs yi psychologiquement est-ce que loolu du leen perturber tuuti. non ñun loolu perturber wuñu ndax ñaari équipe yëpp xam nañ leen xam nañ seen joueurs yi xam nañ ñuy footballé kon tey bu ñu waxoon suba la sax ñun xam nañ ni ñuy footballé ak ñoom. réglé bi lan la njëre secret bi réglé bi ngeen réglé kenn du leen dégg si dara gisuñu leen ngeen yëngal te ñaari dëkk yi ku ne ngi yëngal ku ne ngi peinture ku ne ngi nekk si mbedd yi ku ne jàpp ne mooy final. xam nga nit moom boo xamul si loo nekk da ngay naxe di yuuxu jaar fii def la lee ñun xam nañ si liñ nekk quel que soit alpha lu mën a am ñun dañuy final. ñeneen ñi ne ah. nee nañ final bi mën na bañ a am. ah bu amul tamit ñun ñu toog parce que ñun xam nañ ne ñun ñoo dem final te kenn porté wuñu kenn defuñu dara ñu ay joueurs la yaa lañ yor te sincèrement man gëwuma ne final bi doo am parce que day am final bi day am comme final yi fi jaar yëpp l'essentiel mooy koo xamante ne da ngaa ñàkk ñu xam ne logiquement nga war a ñàkk ñu xam ne da ngaa ñàkk logiquement keneen ki dem football ki ñàkk moom mu réglé xam ne football du dugg si terrain bi di football rek dafa am loo xam ne tapis vert la si football la bokk aussi léegi ku ñàkk après mu xam ne moo ñàkk mais aussi ñu bàyyi comme li ñuy wax ñun ñu xaar déglu quoi na am na yoo xamante ne nii ñun waa dëkk bu ñu ci toppee dañuy nangu ne ñu ngi ñuy nax maanaam am na ñoo xam ne ñu ngi def ay bruit yoo xamante ne loolu lañ si jublu woon def bruit pour nit ñi yaakaar ne ñoom ñooy jouer pour l'instant nag lenn moo fi am ñun ak Tongoor ñoo war a jouer le 25 léegi nag bu leneen amee si diggante bi ñu xam ne ñun ak Ndenaat la mais ba fi bi ñu jógee stade ba léegi ñun ak Tongoor ñoo war a football leneen amu fi. merci beaucoup. ok merci. maa lay fay Mariama. nga bokk ci ñi nga xamante ne mën naa wax ne dañoo ŋànk équipe bi tey jii instant bi yéen kan ngeen jàpp ne mu ngeen fas yéene final. non ñun moom xamuñu ko ñuy final quoi boo bëggee dégg mais ñu ngi xaar
parce que problème këyit la foog ñu jël suñu temps ñu xaar ba xam kan la ñuy final parce que gars yi ñu ngi si déggoon naa démb am na paye bu wàcce woon gars yi dañ fa recours si kaw kon ñun ñu ngi taxaw di xaar te boo duggee daaw da ngay mel ne ñun final ñu parce que peinture ñi ngi peinture ni naan ñuy peinture Tongoor ñuy peinture. mais man loolu moo ma jaaxal est ce que tamit li ngeen toog tekkaaral tamit du gën a yeexal est ce que yéen tamit du ngeen dem ngeen yëngal comme ñoom ngeen dem laaj leen dëggantaan kan ngeen fas yéenee jouer parce que lii tamit est ce que mënul jouer si yéen. madame daaw xam nga lii du gan si ñun final daaw ñëw nga fi interroger nga man mii ren ñëwoon nga sant yàlla quoi mais tamit booy préparé da ngay xam koy dajel tamit gars yi dañoo def lu gaaw parce que final mënoo ñëw du demi final du quart de final boo xoolee demi final quart de final noonu lañ defoon damoon problème bañ ne ginnaaw suba la ñu ne ñu bokk war ngeen dajal ñu préparé kon bii dañ koy def kon match yooyu rek quoi si kàttan est ce que jotul instant bii nii tamit pour ngeen wax ak ñaari équipe bu dee dafa am message booy lancer pour jeunes yi nga xam ne ñoo fa nekk. oui mooy yoon ñu xam ne rek foo la quoi Tongoor ni naat benn la daagu daan ñëpp parce que ñun ñëpp ñooy Cambiche bu nawetaan commencé nga gis ay xeex bu passé ñun man ay waa ni naat waa Tongoor ñëpp laay Cambiche kon lii war na ñàkk quoi ñu siy gaañ ay booy ñu siy xeex te pot boo xamante ne ñi ko jëloon daaw boon seetijee tey xamuñu fa la pot bi nekk ab couple la rek pour fo la quoi kon nañ fair play xam nga ñu foo kii génne moo xam ne loolu yàlla dogal keneen ki mu dem préparer déwén parce que mënu ma ñëw tey ne la Tongoor laay dajal mënu ma wax ni naan laay dajal ku si wax da ngay wax lu la leerul quoi ñu nag ñu ngi toog di xaar waa jeune bi nag ñooy atte woon nañ ñii nangu ñu demaan nañ ci kaw dañuy xaar bi ci kaw bu ñëwee ñoom bu ñu réunion dinañ wax ne ki ngeen dajal ñu préparé ko ñu football ci jàmm que le meilleur gagne quoi. bu weesoo loolu noonu yëpp est ce que yéen pare ngeen pour seen final yàpp ngeen ne da ngeen di jël seen final yéen waa daagu daal. wooy bu baax sax madame daaw yaa ngi stade gis na suñu final bi yàlla def ñu. da ngeen jël moom lañ bëgg moom la ñuy ñaan tamit quoi dina moom la ñuy jël bu ñu ko waxee dañuy wax lu ñu xamul comprendre nga dañuy ñaan yàlla quoi daaw ñaan nañ ñàkk ren demaan nañ dañuy ñaanaat yàlla mooy ñu ndam si ku mu mën a doon ku ñëw si ñoom ñaar ñu baax na ñun pare nañ ku ñëw Tongoor bu ñëwee ñu fo bu naan yooyu ñu fo la quoi gars yi dañu xam ne fo la du xeex du guerre ab pot la rek quoi ab couple ko jël tamit une semaine même pas une semaine après ñu fàtte ko ñu àndaat kon nañ ko def si discipline quoi gars yi ñu foog kafre jarul violence jarul dara ñun moom boo xool daawoon sax xam na ñun defuñu loolu tey moom nañ fi nekk di peinture comme ñëpp mais dafa ñëw dañ toog xaar kii gagné si kii yàlla dogal mu gagné mu ñëw ñu ànd ñu dem échange ñu fa quoi ñaan yàlla mooy ñu ndam jël coupe bi xam nga. su fekkente ne nag match bi dañ koy arrêté du am. mais tamit loolu mënuñ si dara bu dee dem dañ ko arrêté nañ am ngor ak jël coupe bi ñu nul ñu ko quoi ñun tamit parce que ñun coow ñu xeexuñu dañoo dem final si final bi normal lañ dem bu dee tamit dañ dem moom mënut ñoo ko àtte ñu jël seen responsabilité ñu jox ñu coupe bi ñu feetu ñun moom loolu lañ prévoir toog nañ di xaar bu ñu xamee ne ba kan la ñuy dajal nag dañ defa dëkk wi comme ñu doon def mais saa yi boo ko defee tamit tey mel na nga naagu quoi moo tax ñu toog xaar ba benn li seen problème tey bu fi nekkee di peinture di yuuxu day gën di jaxase dëkk bi quoi moo tax dañ toog xaar waaw. merci beaucoup jaajëf booy ñoo far jërëjëf.